Moussa Mbow doomu Lambaye la doomu Bawol juddoo Lambaye jànge Bambey ñëw Dakar comme tous les autres jàng fi ñaw atelier bu ñuy wax Harlem Couture depuis 2009 aussi muy administré benn journal de mode bu ñuy wax Diaspora Magazine pratiquement sama activité yëpp it génnul secteur textile bi. Moussa Mbow fan la jàngee ana lan mooy liggéeyam. Bon pratiquement maa ngi commencé jàng ñëw en 94 mais ba 98 nag bi ma beroo laa liggéey pratiquement 1 an rek laa liggéey embauché ci yenn ateliers yi comme Mandel Couture Sénégal Broderie Massaye Couture ainsi de suite après doog a ubbi sama atelier en 2000 à Grand Yoff di exercer samay activité foofu ba pratiquement 2009 ci laa gisee que ne magazine yi war nañ mën di promouvoir suñuy activité ma génne benn journal de mode bu ñuy wax Diaspora Magazine pratiquement tailleur yu bari aussi di ci dugal seen ay modèle di ci def benn publicité boo xamante ni bu am solo la publicité boobu it doon na loo xamante ni lu yóbbu sama tur fu kawe la parce que comme ñu bëree dañuy gis sama photo ci journal bi doon ay tailleur souvent lu leen xaw a jaaxal ci métier bi rek dañ may woo di ma laaj Moussa duñu bëgg nangam loo ci xalaat ba en 2012 ci laa gisee que ne bon ci responsabilité sociétale d'entreprise war nañoo mën a regrouper tailleur yooyu def ak ñoom ay défilé de mode pour gën a promouvoir. ci lañ defee première édition au King Fahd Palace en 2012 2014 ñu def deuxième édition 2016 bi ci lañ def troisième édition mais c'était à Paris li ñu si jublu woon itam mooy gën ko yaatal gën a exporter le made in Sénégal ci biir loolu itam taxawal nañ ay association yu bari ci dëkk bi lu ci mel ni ADESMAT nga xamante ni je suis le principal membre fondateur mais vision ba gënoon na yaatu loolu itam dañ dem au-delà de association mais mouvement national. ana lan moo tax Moussa Mbow toog ba yàgg mu dem créer benn magazine bu tudd Diaspora Magazine. waaw magazine bi bu fekkee magazine de mode yi day nekk 90% lépp ay ñaw la te man pratiquement sama famille ñëpp ay tailleur lañ ma ci profito di remercier de passage sama tonton Bada Diaw bi ma jàngal ñaw mu jàngalit ñu baree bari am na benn jamono ñu defoon benn tour ñun ñi mu jàngal ñaw doon daje chaque 2 mois mais li ñu si doon jublu mooy di daje di waxtaan di échanger ci la idée wu magazine bi ci laa ko njëkk a génnee ba même bi ma demee ba di ko taxawal it ñoom ñu accompagner ma pratiquement mun naa ne du numéro 1 jusqu'au numéro 6 sama famille rek ñoo koy def mais àgg na foo xamante ni même man sax parfois pour ma bokk ci da doon jafe parce que nit ñëpp ko doon solliciter à travers le Sénégal mais aussi à ci sous-région bi muy Mali muy Burkina muy Gambie tailleur yi nekk foofu yëpp dañ doon bëgg dugg ci biir journal bi donc loolu moo tax ñu taxawal journal bi pour gën a promouvoir li nga xamante ni ñun mooy suñu liggéey. Moussa Mbow lan mooy ay gëm-gëmam. waaw man li ma gën a gëm nag mooy liggéey laa gën a gëm bu passé loolu jaamu yàlla parce que itam dañ maa yar ci famille boo xamante ni mën naa ne Lambaye bi ñuy wax ceddo gi kenn mënu leen woon bi lislaam ñëwee itam sëñ Aliou Diouf Lambaye sëñ Babacar Ndiaye Thiargane sëñ Momar Mané Mbaye kenn mënu leen donc bu dara lesul lu dul liggéey kenn waruñu see man moo tax man sama gëm-gëm mooy liggéey. ana lan mooy say baax Moussa Mbow. samay valeur aussi mooy fonk sama cosaan parce que mun naa ne Lambaye 52 villages la mais lu ñu mën di amit dañuy delluwaat foofu bokk ak ñoom day dikkaat rek ci cadre responsabilité sociétale d'entreprise bi ma doon wax léegi moo tax activité yu bëree ñu ko fay def di appuyer population locale bi ci bu ñu nekkee ci bànneex ñu ànd ko ak ñoom mais bu ñu nekkee ci naxarit ñu ànd ko ak ñoom.
Moussa Mbow ban musique lay faral di déglu. musique nag moom mën naa ne dinaay déglu Youssou Ndour parce que sama idole la parce que dama ko gëm ndax li mu gëm liggéey. rappelé wu am na benn morceau bu muy wax naan nañu liggéey su ma mosaan a fekk ma toog ci 217 bi bay ñëw daf may motiver donc dinaa koy déglu mais dinaay déglu aussi Kiné Lam dinaay déglu aussi Ndiaga Mbaye ndax ay parolam mais dinaay déglu aussi lu bëree bëri xasaayit Serigne Touba yi. sëñ bi Mbow ban plat moo ko gën a neex. d'habitude dañuy wax sama famille ñi ma xam dañ naan loo ko bëgg a def rek def ko ci yaasa moom mooy sama plat préféré mais nag ndongo daara lañu aussi amuñu lu ñuy bëgg wala lu ñuy bañ parce que koo xamante ne nii da ngaa yaroo foo xamante ne nii peut-être situation yi demeewul noonu yu bëree bëri doo ko taamu te taalibe aussi moomul di taamu. Mbow yaasa moom bari nga ci morom. ndax sëñ bi Mbow dinay faral di tàggat yaramam. waaw dinaay def sport mais parfois temps bi dina ma ko permettre parce que ku ne xam ne tailleur moom amul heure xëy mais amul heure wàcc parfois dañuy nekk fii ba 21h 22h des fois aussi activité yeneen yi may def yu bokkul ak ñaw bi daf may jëlal temps ba parfois pour ma mën a gérer benn 1 heure de temps de sport par jour day jafe. sëñ bi Mbow ndax am na soxna benn la am wala yu bari la am. waaw marié mais polygame. bëgg la diine digal nañu ko en même temps mais aussi ñun dañoo nekk nit ñoo xamante ni dañoo am taxawaayu dëkk ci yore ñaari kër parce que tey boo dëkkee Lambaye fa li gën a rafet mooy sa soxna nekk ak ñoom mais boo immigré tam ñëw Dakar mu nekk ci atmosphère boo xamante ne nii aussi il faut nga am ku lay couvrir pratiquement mun naa ne loolu mooy gën a motiver tey bool yi am ñaari soxna. soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacke sa gën a ngoog Moussa Mbow ci émission sortie. Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen émission sortie dal leen ci ak jàmm ay bés bi comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi sunu gan ci sortie ci ndimbalu Pape Maguette Gueye nag moo di Moussa Mbow njiitu magazine bi di Diaspora waaye itam jiite mouvement des tailleurs du Sénégal Moussa maa ngi lay nuyu di la dalal ci émission sortie. Ndeye Fatou maa ngi lay fay di la remercier ci invitation bi nga ma accordé di jëkkee nuyoo bi ci xalif général des Mourides mu sëñ Sidi Makhtar Mbacké ak xalif généraux yëpp di leen ñaanal suñu borom may leen gudd fan may leen wér di ci teg aussi sama sëriñ Modou Diouf ak sëriñ Ahmad Diouf bu Lambaye waa kër sëñ Aliou Diouf Lambaye ak sëñ Momar Mané gépp maa ngi leen di nuyu toutes les 52 villages yi nekk Lambaye mais aussi di nuyu tailleurs yi nga xamante ni ñu ngi biir Sénégal yëpp am ci man kóolute ba du mouvement des tailleurs du Sénégal ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu te di leen wax dalal jàmm ay satu waaw gis ngeen de sortie nag moom nii la chaque fois dañuy jël waaye politique waaye nag bu laajee ay acteurs de développement ak ñoo xamante ne ay doomi réew mi lañ ñuy contribuer bu baax ci suñu wàllu koom-koom dañuy toog ak ñoom rek ngir weccoog ñoom ay xalaat ndax lu yokk la waaye du wàññi benn yoon askan wi Moussa nag kon ñu door ci waxtaan bi mouvement des tailleurs du Sénégal xanaa dafa ñëw rek yokk ci liste mouvement ak association ak fédération yi nga xam ne boot na ay tailleur ndax li ma ciy dégg bëri na. waaw mun naa ne yokku na ci mais yokku na ci façon boo xamante ni bu niroowul ak yooyu ni ñu amee la parce que muy parti politique yi muy association yi muy fédération yi ñu si bëri bu ñu koy taxawal dañuy taxawal seen bureau ba pare doog a dem ci nit ñi ne leen kaay leen bokk or que lii ñun bi ñu koy taxawal dañu njëkk a def tournée de sensibilisation pratiquement def nañ sur 45 départements on a fait les 40 ak communes yu bare yoo xamante ne nii dañ fa dem informer leen ci liñ bëgg a def mais sensibiliser leen aussi wax leen li tax ñu bëgg a booloo ginnaaw bi ñu taxawalee suñu association dem ci sëñ Sidi Makhtar mu ne booloo leen
ànd leen ndax yéen ay ndaw ngeen te yéen a bokk métier booloo googu bu ñu ko defee ci suñu association dañ ne nañ ko yaatal au niveau national mais nag bu ñu jógoon rek toog Dakar taxaw dem ci région yi wax leen ko ñu bëri sax dañ nañu bu ngeen ko defoon dañ naan da ngeen ñoo mottali ko loolu mooy différence su MTS ak yeneen mouvement yi te it képp ku ci bokk du ñu la informer mais dañ naan la kaay ñu àndandoo def loolu mooy différence bi mouvement yi ak association yi mën naa bari waaye MTS moom loolu mooy spécificité am. maanaam da ngeen di def benn gestion participative. waaw benn gestion participative ci lépp loo xamante ni ñun ñu ngi koy def parce que tey boo xoolee dans les 45 départements am nañ comité directeur boo xamante ni fu nekk rek am nañ fa ñaar wala ñett wala ñeenti représentant keroog bi ñuy def assemblée générale bi à Saly pratiquement 133 associations daje woon nañ fa ñoom ñëpp kenn ku nekk ñii seen président ñu ak secrétaire général bi ñii ak trésorier bi pratiquement la salle était plein mu doon loo xamante ni itam tout le temps bañ leen di wax naan bëgg nañoo def nangam bañ d'accord ci fekk si ñu àndandoo di ko def it bu ñuy def dara dañ naan leen kaay leen ngeen participer ci kaay leen fekke fi ñu koy waxtaanee fi ñu koy xalaatee fi ñu koy nasee ak fi ñu koy dérouler yaakaar naa loolu day gën def ba pare rek ne def naa lii. waaye nag bokkul ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi fi ndax yéen fédéré wu leen ñëpp du tailleur yëpp ñoo bokk ci seen kuréel gi. waaw pratiquement wolof day wax naan daanu dajul suuf ci activité boo xamante sur nos propres moyens en espace de 4 mois yoo xamante ni dañ naan vendredi samedi dimanche bu nekk dañuy génn dem ci régions yi ak département yi pendant 4 mois yoo xamante ne nii fuñ ci mën a dem nañ fa. du yomb nga dajal ñëpp. mais au fur et à mesure que ngay teg loo xamante ne nii lu intéressé tailleur yi la ñoom ñu ngi lay dab parce que boobu ba léegi dañuy am ay contact ci département yi gën a reculé wala ci communes yi gën a reculé ci Sénégal am na ñoo xamante ni itam noblesse acte bi tax na dajaloon nañ ci seen biir ba constituer ay association donc daanu du daj suuf mais wóor nañu ne luñ gën di dem rek dina am ñoo xamante ni par A ou par B dinañ ñu fekk si parce que dinañ xam ne li ñuy dox njariñu tailleur yi moo tax ñu koy def tailleur yi nag ci seen biir am na figure yuñ ci ràññee am nay turit yoo xam ne dañ ci fës bu weesoo Moussa Mbow dañuy dégg Modou Gueye dañuy dégg Djili création ak ñu mel ni Mama Juma Dieng parce que moom styliste la waaye tamit ci wàllu textile lañ mën a jàpp ne ci lay yëngu ay ñoom Sadia Oumou Sy ñooñu noonu est-ce que bokk nañ ci mouvement des tailleurs du Sénégal pratiquement mun naa ne Djili ak Modou Gueye ñun ñu ngi bokkee ci mouvement parce que mouvement bi tam dama koy fàttali ku ci bokk day fekk nga bokk ci association ku bokk ci association ci association ba nga bokk association mooy affilié ci mouvement bi parce que mënuñoo jël ay personnes singuliers ku bokk ci association mënoo adhérer ci mouvement bi direct parce que la ñuy indil parce que mënoo fenn fu nekk nga taxaw fa wax ak nit mais tey buñ ko constituer nga bokk ci association boobu affilié ci mouvement bi fu ñuy informer bu ñu informer sa président sa secrétaire général information bi day wàcc ci yow loolu côté organisation la mais mun naa ne ñoom ñëpp man jàpp naa ne bokk nañ ci parce que tamit lépp loo xamante nii luy jëmale secteur bi kanam la ku ko yëg ak ku ko yëgul buñ la ko présenté doo def lu dul ci laa bokk parce que tey ndax actif nañ ci mun naa ne actif guñ ci parce que lii tam yàggagul pratiquement biñ constitué assemblée générale beeg léegi ci 1 mois lay toll donc niñ ko defee woon dem seeti xalif généraux yi yëpp ziare leen noonu la ñuy fekkee si waat ñi nga xamante ni jiitu nañ ñu si ñëw bi ku ci mel ni Sénégal broderie ñoom Modou Fall ku ci mel ni ñoom Laye Ndiaye bu Massaye Couture ñoom ñooñu ñëpp dinañ dem seeti leen wax leen li tax ñu taxawal mouvement bi bu boobaa nag peut-être ñoom dinañ ci mën a dugal seen loxo nag ndax jiitalu leen sareet bi doog cee teg nag yi mooy li ma la wax léegi parfois mooy li ma wax léegi parfois dañ naan daanu dajul suuf parce que ñun sareet biñ jiital ki li ñu jiital ci mouvement biñ koy tàmbali rek mooy xalif généraux yi lañ njëkk a giseel ñu ñaanal ñu ci ba pare bi idée bi amee rek dañoo dem ci kilifa yi wax leen ko ñu rafetlu ko
donc mën naa ne fañ war a jaaree jaar nañ fa. parce que muy ñooñu ñëpp ñoom it dañoo tënku ci ay kilifa bu kilifa ñoom buñ yëgee mel na ni yëg nañ mel na ni bu kilifa yëgee rek mel na ni yëg nañ donc ñun foofu lañ tàmbalee. àndandoo nag ak ñi nga xamante ni dañoo bokk ak ñoom génération. parce que am na ci tailleur yi ñoo xamante ne nii peut-être xaw nañ ñu gën a âgé mais ñëw aussi daf ci bokk affaire de génération te ñi ci bokk ak ñun génération ñoo ci gën a bari donc ñoom yëg nañ ko te xam naa ne buñ leen fekk si waatee gën leen ci leeral dinañ ci gën a actif. lan moo tax ngeen sos mouvement bi lan ngeen ci jublu. waaw liñ ci jublu mooy défendre intérêt wu tailleur yi. parce que itam tout le temps damay wax ne maanaam banti bale boo leen boolee mënoo leen a damm. mais boo leen boolee mën na leen a damm mais boo leen bàyyee benn mën nga leen a damm ba ñu jeex. donc comme ñun dañoo nekk ci benn corps de métier boo xamante nii ñu ngi ciy évoluer di contribuer itam ci réew mi. contribution boo xamante nii ci formation apprentissage éducation ak emploi ñu ngi ciy contribuer te en contrepartie te am nay école de formation yi nekk ci dëkk bi yoo xamante nii subvention bi war seen diggante bi war état ak ñoom seen diggante. état mi ngi koy def mais bàyyiwul xel tailleur yi formé. maa ngi la koy wax léegi ci début journal bi. su ma tonton bi ma jàngal ñëw buñ ko quantifié wul lu mu gàtt formé na plus de 30 personnes. te pourtant amul benn reconnaissance boo xamante ni vis-à-vis de l' état. tey man su ma formé wul woon ma jàngee école ba benn niveau ma bàyyi bu ma formé wul woon damay nekk ci leneen te leneen lu mu mën état lay doon donc ñu ne nañ booloo buñ booloo nag lii suñu àq ak suñu yelleef ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi buñ boolowee ci la ñuy gën a amee possibilité. defal ñu ko moo tax mouvement bi jóg taxaw donte nag association yi taxawoon nañ mais association yi bu ñu taxawee boo defalee association bi bàyyi bi mun nañ ne da ngaa faral ñi bàyyi ñi mais tey boo dajalee 80% wu tailleur yi ci benn mouvement mu wóor la ne tey boo doon def di nga am interlocuteur direct boo mën a waxal interlocuteur boobu structuré na mouvement bi de telle sorte que tey bu noon 46 membres comité directeur yëpp nañ ñëw daje Dakar. li ëpp ci 46 membres yooyu nañ jóg te jóge ci différentes régions ak départements loolu defe naa boo leen bëggee dimbali rek dana yomb. mouvement bi mbaa duñ ko def mouvement citoyen buy tàbbi nag ci mouvement politique. mouvement bi daal ñun vision biñ ci am mooy xool naka la ñuy def ba soxla suñu secteur bu ñuy wax politique nag souvent ñun dañ naan bu ñuy politique dañuy politiqual suñu bopp. politiqual suñu bopp cela veut dire. parfois damay wax ne qui ne fait pas la politique subit la politique mais nag buñ politiqueul ak comme yeneen politiciens itam ñu politique pour li nga xamante ne nii suñu secteur noonu la war a jaar ba avancer ñun ñu politique pour intérêt général suñu secteur. parce que am na si ñoo xamante nii dañuy boole différents secteurs di leen gérer mais ñun bu fekkee ne ñun ñëpp ay tailleur lañ yaakaar naa ne dina yomb ñu ànd ne lii lañ bëgg jooju maanaam benn comprimé lay doon. tailleur yi ñoom ñëpp a koy naanandoo. mu doon lu mën a saafara seen jàngoro. yaakaar naa moo gën a yomb jox kii bii comprimé jox kee bële jox beek bi te pourtant réew mi ñu ngi koy def donc dinañ politique mais politique pour suñu secteur lépp loo xamante ni xam nañ ne buñ ko defee jëmale suñu secteur kanam ñi ci bokk ak ñi ci bokkul te dooni tailleur ñëpp gis seen bopp dañ koy def te tàmbali nañ ko déjà. ba mouvement bi sosoog léegi yàggagul mais tàmbali nañ di signer ay convention de partenariat ak ay mutuelle de santé yoo xamante ni ils sont prêts pour nous accompagner. ndax dina yomb ndax secteur tailleur bokk na ci secteur yi jafee dajale ndax concurrence bi moytu wante bi li ñuy suspicion yi milieu boo xam ne dafa superstitieux la est-ce que ànd dina leen yomb. loolu yéen a ko def ci seen bopp mais loolu amatul. loolu kay yéen ñu ko wan. non loolu amatul. ndax yow da ngay jël sax sa mbubu mu ëpp la nga yóbbu ko ci beneen tailleur mu ni demal ci fa nga ko ñëwee woon. du ma ko non loolu amatul léegi loolu man mun naa ne amatul léegi parce que. buñ demee ba tey tailleur yi di bokk ci ay association di def ay natt di yendu di waxtaanandoo donc moytoonte wu ñooti. man gis naa tey ay association yoo xamante nii temps bi courant di coupé secteur bi bu amee courant bee amul ñee dañuy jël seen ñëw yóbbu ko ci ñi am courant ñu jàppale leen ñu accompagner leen te it ci côté social bi noonu lañ ciy liggéeyee donc hypothèse u dañuy moytoonte amatul
tailleur yi fi mu ne buñ demee ba mën a booloo dëkk boo fi dem tey mun naa ci cité dëkk yu bari tey bu dee Saint-Louis nga dem fekk fa ku mel ni Cheikh Diop foofu nga dem Kër Momar Sarr yaa Mansour sama première vice présidente bi mi ngi Ziguinchor jiite foofu ay tailleur yu bare bari ay bokk ci association mais jiite ay tailleur donc mooy doonte amatu fii donc am na ci loo xamante nii ci xelu nit ñi la nekk ba léegi mais tailleur yi ñoom dépassé nañ foofu non tailleur yi dépassé nañ foofu parce que fii nga ma fekk nii réunion nañ fi ak tailleur yi ba taay waaw ba taay seen milieu bi wax nga ne am na ay difficulté parce que Sénégal tailleur am ngeen créativité macha allah kenn mënu ko naatable ci Afrique ñi mën a ñëw bokk nañ ci mais nekkul loo xam ne dañ koy exporter wala dañ koy valoriser ci biti lan moo ko waral si pourtant ñu ngi koy exporter non à part soirée yi ngeen def extérieur wala gala yi amu leen ay foire yu mag yu ngeen di organiser wala ay exposition yu mag yoo xamante ne da ngeen koy def à l'échelle internationale mais loolu nag bokk na ci li tax mouvement bi taxaw parce que maa ngi lay wax léegi ne la gala diaspora acte 3 bi ma defoon à Paris mais ay idée la yoo xamante nii une personne seule am na ko te def na ko en France am lu mu ci réussir am ci ay difficultés gars c'est comme ça mais tey bu fekkente ne nii tailleur yëpp booloo nañ fas yéene teg ay foires internationaux un peu partout en Afrique mais un peu partout dans le monde aussi lu ñu mën a réussir la moo tax ma ni la lu ci mënti am mënul am ci kaw dispersion mais bu mbooloo bi amee rek mbooloo moom lu mu jéem mën ko rek da koo gëmul mais lu mu jéem kii te gëm ko mën na ko réussir. mais ndax autorités yi gëm nañ leen ba di leen ci accompagner ndax loolu dafa accompagner leen. am naa yaakaar ne ak lii taxaw nii autorités yi dinañ ko gëm parce que autorité bu fekkente ne nii fekk si na benn nit mu organiser benn mbir réussir ko moom kese bu la woowee ne la maa ngi ñeneen ñu ngi ànd di organiser nangam di nga ko gëm bu fekkente ne nii. gëm nañ ko ñun mën nañ ko réaliser buñ ko gëmul ñun xam nañ ne mën nañ ko réaliser te def nañ ci ay exemple ay yoon yoo xamante ni bu ci nekk bon gré mal gré mais dinañ ko mën a réussir à 80%. kon jàpp naa ne tey autorités yi bu ñu gisee que ni tailleur yi booloo nañ am nañ ay ambition bëgg nañoo def nangam ak nangam am nañ ay projet commun yoo xamante ni mën nañ ko bokk pour développer secteur bi jàpp naa ne dinañ ci teg seen loxo parce que li ñuy produire Sénégal ci ñaw yoo xamante ne nii day génn muy yére olof yi ñuy sol kenn xamul nu mu toll te booy xool ñi nga xamante ni ñoo fi def industriel Sénégal matuñu 15 personnes bariwuñu donc ñun ñuy def secteur ñun ñuy féete artisanal couture artisanale bi ñoo ci gën a bari te li ci ëpp di génn di dem Nigéria di dem France di dem un peu partout en Europe ba États-Unis kenn xamul nu mu toll donc war nañoo mën a gëm ne war nañoo mën a yóbbu mode sénégalaise au-delà de fi mu nekk nii te loolu itam day doon loo xamante ni nii luy contribuer ci emploi bi lay doon parce que ñun li ñuy yor ci apprenti di leen former bu ñu leen yorul woon former wuñu leen woon rek yaakaar naa leneen dina ci am tey tailleur bu fi nekk yore sa place muy dox xalaatoo di bëtt géej gi naan da ngay dem Europe wala feneen soxlawuñ ko sax apprenti yi di payoor métti na ba bëriwul seeni condition kenn xamul lu mu doon te yéen ñi nga xam ne yéen a moom atelier yi borom tur yi ñawatu leen daggatu leen xamatu leen nan la machine di riiree. non ñun bu ñu daggatul ñawatul pratiquement ñu ngi dagg ñu ngi ñaw mais nag apprenti yi ñuy former aussi liñ naan nit ki boo ko bëggee mu mën a dawal dee ko jox muy dawal il faut parfois nga di leen encadrer mais boo dee defal sa bopp lépp it bàyyi apprenti yi duñ ko mën te loolu moo tax ñu jox ñu leen loolu moo tax seen ay waat yu jox ñu leen ñuy sonn ci ñoom mais ba léegi ñu ngi encadrer ñu ngi leen di expliquer ñu ngi leen di former ci ni mu waree ñu ngi suivre aussi ñëw yi ak clients yi mais clients yi aussi parfois ñu am ci ay difficultés ak ñoom parce que am na ñoo xamante ni day faat du ma la ko nëbb mais duñu ñawlu dañuy dénkaane maanaam dañ lay ñawloo benn ñëw bàyyi ko fa pendant un an wala 2 ans waaw xanaa duñ ci am soxla non mën nañ ci am soxla mais heure biñ ci amee soxla la ñu ñëw te diggante boobu lu nekk mën na la ci fekk parce que tissu bi nga xamante ni jël nga ko jënd garniture bi ñaw ko ba pare fay emploi yi ba pare pakete ko teg pendant 2 ans saay mën na laa doxee ginnaaw jël ko rek yére boobu rek mën na laa yóbbu kaso day xëy benn jour rek ñëw ne sama yére nangam te loolu man damay lancer un appel au président de la république que ni waroon nañu am décret boo xamante ni ku bàyyee sa ñaw ci tailleur pendant 6 mois
doo am droit di ko loolu demander. kay assemblée nga koy wax. waaw dinañ ko wax assemblée dinañ ko wax assemblée bu soobee yàlla. waaw dinañ ko wax assemblée mais fii yoon la. dinañ ko wax assemblée lu mu war a dégg foofu da ngeen di dem assemblée. dëgmal ay élections législatives. gëm nañ ne tey fu nit di taxaw Sénégal di défendre intérêt am tailleur yi mën nañ fa taxaw wax défendre seen intérêt te it parce que ils sont en mesure. danaa la tailleur moom daf du nekk tailleur. parce que ki mën a jël tissu bi dagg ko def ci lim ci war a def lépp ba nit ki mën ko sol kooku am na xel. quant à assemblée bëgg dem assemblée bañ a dem assemblée loolu moom mooy li ma wax léegi man qui ne fait pas la politique subit la politique. ñun ñi nga xamante nii ñoo xam lii ñuy metti ci lal bi ñun ñoo ko gën a mën a jooy ña ñu koy jooyal tey assemblée boo fa demoon doo fekk benn tailleur. wala du yomb bu dee benn ñaar lay doon te souvent duñ bàyyi sax xel tailleur yi. ñu dem fa ñu bañ fa dem fu ñu mën di nekk ci àdduna bi dinañ wax li nga xamante ni mooy soxla tailleur yi que autorités yi bàyyi ko xel que ñu ñàkk ko bàyyi xel. bu ma la déggee ba comprendre la daal mën nañoo xaar ngeen def benn liste yéen seen mouvement bi buy toogal tailleur yi wala buy jogante ci wote législative yi. waaw loolu booy xool aussi xam nga kuy dajale mbooloo da nga leen di dajale pour lu leen jëriñ ñun lu jëriñ mbooloo mi moo ñu gën a intéressé mais bu fekkente ni mbooloo mi tam sentir nañ que ne te war nañoo def benn liste pour dem ci élection législative yi loolu comité directeur bi moo ciy décidé. bu fekkente ne nii itam dañoo gis que ne buñ mënta def benn liste tam war nañoo mën a am seen ay bëgg-bëgg teg ko ci table bi ne lii lañ bëgg pour ñu appuyer ñu ci bu boobaa kuñ ci appuyer mën nañu ànd ak yow. parce que itam mënoo dajale mbooloo ba pare ñu am ay difficultés. la fexeel wut ay solution ci difficulté yooyu. da ngay jéem a taper de toutes les portes. mais porte bu mu ci mën a doon day doon de manière générale lu mën a jëriñ tailleur yëpp. waxuma tailleur yi ci bokk mais tailleur yi ci bokkul sax ñu ngi xool mécanisme bu ñu fexe ba jëriñ leen. sànq nag yaa ngi doon attaque clients yi waaye yéen de kenn lu jig njaaga yi tailleur yi ñooy ñaar. faussé rendez-vous tailleuru Sénégal daa mel ni dañ ne leen fu ngeen joxee délai ne client kaay jël si ñëw rek foog mu tëb ba def ñaari fan. wala yéen yéenay ñëw dernier moment yéen yéenay ñëw dernier moment. yéen rendez-vous ñemewu leen côté du ngeen ko respecté. yéen yéenay ñëw dernier moment yéen yéenay ñëw dernier moment jël waaye am na tailleur yoo xam ne ñoo fi dàq dernier moment ngeen di ñëw toujours. yéen yéenay ñëw dernier moment. miin naa Moussa bu leen ko ñëw engagé na Moussa heure bu mu ñëwee dina ma ñawal. ñëw jox Moussa benn tissu. au dernier moment. bu faussé nga ne daf maa faussé. mais Moussa su ko mënul bu mu jël bu jàppee ne su ko jëlee du ko respecté mais yéen da ngeen di jël. mais yéen da ngeen ñu koy forcer yéen ci forcer ñu ko ngeen dëkk indi la tissu ne la di nga ko ñëw nga ne fees naa xat naa mu bàyyi la ko fa dem yoonam fekk Moussa am na say mesures il est obligé mu jéem ci lu mu mën mais bu fekkente ne nii da ngeen di prévoir li ngeen bëgg ngeen di ko prévoir à temps day gis koo xamante ne day am xew ginnaaw day am xew une semaine avant mais bàyyi ba jour yi mooy 2 mu doog la indil tissu. waaw man te gis fekk naa sa sax client bu yàgg la. sa naataanga boo xam ne dama gis ku waroon a xewee ba Mali jox ko ay ñawu mariage am ba jour xew ba gisul dara xam nga loolu tamit lu gën a tas. contexte bi mu ko joxee contexte bi mu ko joxee. xañ na waxulu ko yow. déet jox na ko damay dem Mali parce que fa laay defee sama mariage mu ne ko waaw jël ay ñawam ak lépp waaye amul benn ñaw bu mu ci pare. li ma la mën a wax daal mooy tailleur bu mu ci mën di doon nga fonk sa métier honnête teg ko ci yoon li nga ci bëgg di nga ko am wolof nag day wax saaku gerte boo gis am na buuse am na yu sew yoo xamante ni am na si ñoo xamante ni ñu ngi koy doxalee mais mouvement bi taxaw na aussi pour orienter ñëpp ci cadre boo xamante ni cadre bu ree lay doon kenn ku ci nekk mën a liggéey mën a jëriñ sa njaboot mën a sellal métier bi ba li nga ciy am aussi mën a barkeel. soow mi sax nag daara ndax léegi day faatu sax bu amee xaalis mën na doon tailleur maanaam mën na financer ci wàllu couture wut ay machine am jël ay tailleuram ñu koy ñëwal muy jaay te doonul sax nit kuy war a mën a dagg ñëw. waaw xam nga loolu aussi ba léegi organisation secteur bi la rek mën naa ne ñun fi ñu ko fekk ba tax ñu dajaloo ne dañ ko jéem a organiser. bu bokk na ci suñuy prérogative képp koo xamante ne nii da ngay ubbeeti atelier ñu xam ndax yow ndax maîtriser nga li ngay def wala maîtriser woo ko parce que itam yore sa xaalis c'est bien di nga employé ay nit. di nga employé ay nit mais bu fekkente ni di nga leen employé ci conditions yi gën itam. wàññiwul dara mais yore sa xaalis ubbi sa atelier concurrence koo xamante ni moom loolu moo nekkoon métier am loolu parfois man dama naan ça pose problème mais ñu ngi for puso bi nag
for nañ puso bi fi mu ne nii te fi ñu taxawaay bi ñu taxawee mooy fexe ba lépp loo xamante ni luy intérêt wu tailleur yi la ñu xool position bu ñu taxawoon. ñëw nag ci sa position yow Moussa Mbow. waa Lambaye nga de. waaw man Lambaye boo xam ne da nga fay def ay yëngute. waaw mouvement bi ndax jëloo ko rek pour use ko rek mën cee fël ci wàllu politique ndax ku dégg say activité xam ne yow politique dalaa ñor fi mu toll nii. Lambaye mun naa ne activité yi ma fay def ba ma koy def sax booba mouvement bi xewagul. mun naa ne depuis 2009 maa ngi fay contribuer ci côté social ci côté kër diine yi ci côté xale yi école yi daara yi loolu itam day dem ba des fois daf lay pousser à ce que population bi fu ñu soxlaa dañ lay solliciter mais ça ne veut pas dire que dañu soxla mouvement bi pour def politique. man à ma qualité man mun naa def politique ci Lambaye gi ma dëkk parce que itam jinaa leen ko sonnal naa leen ko te xam nañ ne ki nga xamante nii li mu moom lay bokk ak yow sàkkantumaak li nga ko dénk man li ma am moom laa yàgg di bokk ak waa Lambaye am na œuvre yu bari ci biir koor gi dañ ko fa doon def te loolu jàpp nañ ne bu fekkente ni mooy politique itam ba léegi politique bu rafet la mais nag Lambaye moom c'est sûr et certain que manqué na ay leadership fi tur wi toll Lambaye fi tur wi toll kay am nañ kilifa gu rëy seen maire bi nekk directeur u CICES fi tur wi toll dëkk ba àggu fa gënaluñu nag bu ñu sañ fu mu toll dëkk ba dépassé ko mais def nañ fa ay activités yoo xamante ni population bi yëpp xam nañ ne Lambaye fa tur wi egg maanaam. mais seen maire bi du ku ndaw kilifa la ci APR kilifa la ci dëkk bi. ñun de ba léegi duñu accentuer ci une personnalité mais gis nañ te mu leer ñu daal te it état bi xam nañ bu leer que nii bu fekkonte ne nii la ko war Lambaye def na ko élection référendaire yi du ko perte parce que ñun élection référendum yi fa la ñu fekk. référendum bi APR dafa fa la ñuy voté bien sûr daf ko perte te pourtant loolu man waxoon naa ko lu yàgg li ñu naan magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko. 2014 avant may def sama défilé de mode bi toog naa Mimi Touré expliqué ko Lambaye problème yi fa am maître Oumar Youm toog nañ ay yoon expliqué ko problème yi fa am. bi ñu demee ba élection référendaire yi ñëw daf ko perte te boo saaganutee législative yi noonu lay demewaat ñun nag dinañ jël suñu dëkk en main parce que ay jeunes lañ yoo xamante ni fa lañ jàngee. fa lañ juddoo fa lañ yaroo nekk Dakar di liggéey ba am fuñ fi egg ànd ko yeneen jeunes yu bari yoo xamante ni am nañ détermination te drapeau Lambaye flambeau Lambaye jëmale ko ci kanam des na tuuti ci kanam dinañu gis ñu wàccaat ci terrain politique bi au niveau de Lambaye pour xool nan la ñuy fexe ba contribuer ci développement local bi. da ngaa bëgg a wax ni kon maire bi def fa dara. ñun sentiruñ ko parce que bu ko nit ñi sentiroon duñ ko sanctionné wax naa la léegi ne la élection référendum bi c'était oui ou non. programme bi peut-être bi président teg xañ na naqariwul population bi mais sanctionné nañ maire bi. te loolu résultat yi yaay ñu ngi fi sur tous les bureaux de vote pratiquement maire bi 2 bureaux de vote ou 3 la gagné. waaw avec une petite différence. wàllu élection yaa ñu ko may ñu dëgmal yu mag yoo xam ne xeebuñu ko. ndax ñu suñuy ndaw réew lañ ci war a tabb. bi yoon ñu am yaakaar ne dinañu wuteeg li fi jot a am. mais élection yi dafa indi jeexi jaaxa indi coow pënd bu bëri ci langue politique bi. rawatina ci côté mouvance présidentielle ak parti APR. gis nga seen xaxatloo gi ñu nekkee. ku jóg rek daggee ci langue nga yàq sa morom lu mel ne xeme. te ñoom ñoo nekk ci nguur gi. waroon na jiite bon exemple tey jii ñoom ñoo indi féewaloo. ci jàkkaarloo bi nag ñu gis ab manko boo xam ne nag manko bi moom dañ koo commencé tur bi ñu ngi koy wuyoo. ndax nee na ñu tegg ne dégg ni sow. di waajal seen i élection coow ji bul bal tàkkul. ba ci sax am ñu bëri ñuy jógee ci bennoo lu très rare di jóge ci pouvoir di dem ci opposition bi maanaam Jean Paul Diaz Hélène Tine sëñ Mansour Sy Djamil ak ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi waaj comme Maître El Hadji Diouf di dem ci opposition bi. boobu paysage dama koy jàngatale. en tout cas man de ci sama gis-gis du ma rafetlu wax ju ñaaw. loolu amul benn solo jàpp naa ne daal ñun ñëpp ay sénégalais lañ te bu fekkente ne nii defar réew mi mu jëm ci kanam moo ñu ñor
war nañ ko mën a def ci façon boo xamante ni lenn loo xamante ni lu ñaaw lay doon. quant à Manko ak Benno Bokk Yaakaar ak coalition yi tegu itam man li ma gën a gëm fi mel nii mooy citoyen yi ñu doon ñun nga xam ne bokkuñu ci benn parti politique di sonnal réew mi waaw di sonnal réew mi tey jëriñ réew mi te mësuñoo demander en contrepartie réew mi man loolu laa gëm parce que itam secteur bi ma nekk man muy tailleur yi ak artisan yi ñi ci ëpp dañuy liggéey ba wàcc raxasu mësuñoo demander état dara te li war seen diggante ak état li ci ëpp ñu ngi koy def kon ñun fi mu ne nii àgg nañ foo xamante ni dañuy gën a gëm suñ bopp mais dootuñu gëm politicien à 100%. parce que itam dénk la dénkaat la te souvent la ñuy bëgg duñ ko am buñ la gëmee dafay mel ni ñun dañoo jël buum takk ko lonk jox la ko ne la wommat ñun gëmatuñu yooyu li ñu gëm daal mooy mën nañoo développer suñu réew ñun ñi nga xamante ni peut-être ñu ngi ci secteur informel bi mën nañoo développer suñu réew mën nañoo àndandoo liggéeyandoo mais mën nañoo taxawal ay mouvement citoyen yoo xamante ni tey fu nit ñi taxaw bëgg a diaboliser li ñuy liggéey bëgg a diaboliser le mot politique ñun ñu xool politique d'une autre manière. politique yi façon boo xamante ni dinañ jëriñante. parce que est-ce que waa secteur informel bi xam ngeen ne yéen a ëpp fonctionnaire yi. ñun xam nañ ko. tey boo xooloon tey mun naa ne secteur informel bi man nga ne secteur artisanal bi tey boo ko xooloon tey bu dee 70% mun nañ ne 40% yëpp ay tey xam nañ ko. ne serait-ce que nag tey ñu am leadership boo xamante ni day taxawaay boo xamante ni da leen di gëmloo que ni yéen a fi ëpp. souvent man du ma d'accord nga war a jël paie ba pare di xëccoo ndaare war a jël paie ba pare naan kan moo nekk ci ginnaaw ma topp ci moom ñun gëmuñu loolu. ñun liñ gëm mooy fépp fu ñu nekk rek en tant que tailleur amul complexe fu ñu mën di nekk rek dañuy nekk ci kanam nekk ay leadership parce que xam nañ ne tey. waxuma la ñun suñuy membre tey buñ ko quantifié toll na ci à peu près ci ay 5000 ba 7000 membres yoo xamante ni maîtriser nañ leen. parce que 133 associations yi ma la wax association yi nekk fi mel ni ñu ñuy envoyé seen i membres parce que dañoo am convention buñ signé ak benn mutuelle de santé ñu ngi wax Transvie xañ na dig ma baal ci publicité bi. mais c'est sûr et certain que quantité membres yi ñu am tey. buñ ko quantifié woon membre bu nekk lu mu gàtt il a 10 personnes. ci famille bu nekk ci ginnaaw donc tey masse boo xamante ni la secteur artisanal bi di drainer boo xamante ni buñ ko xamee ñoom lépp lu ñu di defati ci dëkk bi maanaam seen loxo dina ci dugg te bu ci seen loxo duggee dina gën a tegu ci yoon. li nga wax ci politique yi sànq. dafay firndeel ni xanaa da nga leen gëmatul da nga leen weddi. bon du ma leen weddi à 100% parce que am na ci ñoo xamante ni aussi ñu ngi politique bu rafet. mais bëri na ci ñoo xamante ni teesante bi xaxarante bi ñun jaaxal nañu te mënu leen bokk ay objectif bokk fi ngeen jëm te chaque jour ngeen di xuloo ak a xeex xam nañ ne peut-être élection mën ta ñàkk kenn ku nekk dina xëcc jëm ci booram mais nag àgg ci wax ju ñaaw yoo xamante ni wax dëgg yàlla kenn du ko rafetlu kenn du ko bëgg di déglu sax loolu moom rafetlu wuñ ko. loolu li koy waral day bokk ci ne politique dafa doon métier léegi xam nga yow am nga métier man am naa métier waaye am na ñoo xam ne seen métier politique la li lay dundal nag xëy na mooy jar ñu ciy xar seen tànk tubéy rek seen moo tax nag ñun ñi nga xamante ni dañoo am suñu métier ñu war a dugg ci biir politique boobu bokkaat ko ñoom parce que lu mën a nekk la des fois dama lay wax ku mësul jiite administrer société bu am 5 personnes tey boo ko jëlee def ko jox ko direction doxalin wa dina am différence bokkul la ki nga xamante ni par exemple yore na ay mbiram di ko doxal ba mu am fu mu egg loo ko dénk day wut lu ko mottali lu mu ca dolli lay wut waaye du wut lu mu def ci boppam. donc il est temps que ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk ci dëkk bi tekki ci dëkk bi ñu bañ a bàyyee politiciens yi suñ bopp loolu man duma ci mas a d'accord te dinaa ko commencer ci secteur bii ñu nekk nii mais dinaa ko commencer aussi ci làmbaay gi ma dëkk. waaw loolu de xanaa da nga koy doore sunu yaay yi ndax ñoom ñooy mobiliser. ñooy animation yi. ci parti politique yi. parti yooyu ñu gis ne Sénégal ñi gën a màggat ci politique. ñoo ko ŋànka. rawatina ci ñi féete ci kaw. ndax boo xoolee Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo jiite kon ñoom la ñuy joxe exemple tout d'abord. ku fa nekk. à part président Macky Sall ñoom Pa Niasse ñoom Pa Tanor
ñoom Pa Bathily ñoom Pa Amath Dansokho ñoo xam ne indépendance ba léegi yaa ngi leen dégg ci politique te bàyyeeguñu ak Pa Djibo Ka tey lañ ci gën a ŋànk gën cee jongur te ne duñ dem nga dem tam manko ñuy waaj a jiital suñu maamaati maam bi maître Wade notre arrière grand-père bëgg koo jël di ko jiital ci élection yi maanaam mu doon tête de liste opposition bi pourquoi Sénégal fii politique bi amul relooking am ay nouveau ak nouvelle tête yoo xamante ne ñoom ñooy émerger waaye pas yi fi nekkoon depuis Senghor lii Pape Samba Mboup waxoon rek bu dekki woon dina am déception bu rëy si ñenn ñi seulement àdduna aussi il faut savoir laisser à temps mais ku ko xamul itam ay xale fekk la fa yëlëb sa loxo parce que président Macky Sall dafa ñëw nekk xale bu ndaw jël réew mi di ko doxal ñeneen ñi nga xamante ne nii aussi dañuy jël ay mag di leen jiital ci yenn yi man de wax dëgg yàlla sama papa nga lambaay retraité na activité bu may def duma ko ci woo xanaa dem ci moom ne ko ñaanal ma donc ñun ñi nga xamante ni ñooy jeunes yi ñoo war a jël suñu destin en main gëm suñu bopp xam ne nag war nañoo mën a réussir li ñu war a réussir te duñ ko sukkandikoo ci ay mag ñi nga xamante ni itam liggéeyal nañu réew mi ba am fu mu àgg ñu tette seeni doom ak seeni jarbaat ñu mën a def continuité bi mais téye ci mbir pendant des années et des années aussi loolu ñun rafetlu wuñ ko bu leen xale yi di woo nag bu dee waa Benno président Macky Sall moo téye ci ñoom ñu liggéey bu dee waa Manko ñoom ñoo bëgg a jël maître Wade ne ko def ñëwal nekk suñu tête de liste xale yi kay ñoo gëmul seen bopp déet bokkut xale yi teer yi de bokkuñu ci ñoom xale yi teer yi de moom jël nañ seen destin en main moom xale yi teer yi moom fi mu ne nii foo ci mën di dem ci Sénégal tey buñ fekkoon ay association ay mag jiite woon ko it waxtaan nañoo ñoom ba def leen ay président d'honneur ci association yi xale yi jóg di ko doxal noonu lay demee ci mouvement yi noonu lay demee ci ñun activités yi ñuy def noonu lay demee ci domaine yëpp kantaan nag ñële ñoom seen façon doxal leen dañ leen koy bàyyi rek waaye ñun li ñu gëm daal mooy xale boo xamante ni yaa ngi diggante 45 ans jàpp 50 ans daal waroo man di taxaw ci tepp-tepp naan mag jiitul man li ma gëm mooy xale yi ñoo war a xuus ba ci bël ba 45 ans sax nag dañoo magal ndax bu dee France jël nañ ko am 39 ans jiital ko bien sûr Macron kon fi ne ci trentaine lañ jëm dañuy gën a wàcc 40 ans 45 day ëpp sax dafa war a gën a wàcc dafa war a gën a wàcc PSE de doon programme boo xam ne dañ ko fi teg pour suqali réew mi plan Sénégal émergent ndax yéen gis ngeen ci seen bopp bon pratiquement man PSE xam naa ni yéenay président Macky Sall mooy képp kuy artisan gis ci sa bopp mais souvent itam damay wax ni lépp loo xamante ni dañ koy tëgg di ko dugal ci réew nañuy consulter waale ñu bokk ci secteurs yi parce que man yaa à peine 4 mois de cela dem naa di seeti benn kilifa boo xamante ni dans association bu mag la fii à Dakar daje faak koo xamante ni waa plan Sénégal émergent ñoo ko yónni pour mu di ko poser ay questions ci secteur bi ñu bokk te fekk tëgg nañ ko ba pare mooy li ngay wax léegi naan wax ni 4 mois. y a 4 mois de cela en marche depuis 2014. y a 4 mois de cela man dem naa marché Tilène fekk fa kilifa fekk ko fa di ko poser ay questions ci plan Sénégal émergent ak secteur textile bi donc doon na baax bala ñuy def yenn yi ba di ko tàmbalee dérouler ñu boole ci secteur artisanal bi nga xamante ni ñoo gën a bëri ci population bi weesul nag parce que itam secteur artisanal bi li gën a xaw a doon seen problème mooy ñàkk a booloo gi mais comme booloo am na itam waaye rek war nañ fu ñuy nase ci dara wala ñuy noo ci ñu wooñu parce que wax naa la ko léegi ñun ñu tëdd ci lal bi ñoo xam matt yi fi ne ñoo mën a yeewoondoo xam ne matt bi matt na ma matt na la ki nga xamante ni moom bokkut ak ñun secteur bi pour mu wax ci secteur bi loo xamante ni lu koy jëmale kanam la mën na ko jafe te des fois ñu bëgg a def sax ba juum ci biir def bi defee noo xamante ni non seulement dina leen coûter cher mais it artisans yi duñ ko amee nañ ko bëggee parce que tey naa la wax journée bi ñu def nii dans les 45 départements presque tey bu fekkoonte ne nii dañ ne état moo koy defal boppam kuñ mën di délégué pour mu def ko te duñ ko gëm dañ naan day politique mais ñun ñi nga xamante ni ay tailleur lañ def nañ ko suñuy maigre moyen budget bi lu mu bëri boo ko évalué woon motul 3 millions te dañ doon def bu ñu xasee départ fii dem Thiès wax ak waa Thiès ne d'accord nañ ci
bu ñuy dem Mbour wala Louga waa Thiès jox ñu benn membre yónnee ñu 5000 wala 10 000 wala 15 000 carburant bu ñu jógaatee pour dem feneen ñeneen def neneen ñu yor suñ benn oto léeg-léeg ñu am ñaari oto ci noonu lañ ko tourné ba informer sensibiliser tailleur yëpp. am na dëkk buñ ci dem Diawbe keroog bi ñu demee tailleur yi dañ ne fii tey fête la parce que mosuñoo xalaat ne ay tailleur dinañ jóge Dakar bàyyi seen yitte def diggante Ziguinchor Cap Skirring Sédhiou Bignona croisement Diaroumbé Kolda Vélingara ba Diawbe une semaine parce que Ziguinchor dafa sori boo xasee ba dugg da ngay raatale ñëpp keroog ñoom dañ ne tey lii fête la parce que mosuñu ko xalaat biñ si jógee li Kédougou gi di sori bañ fa demee ñoom dañ ne kenn mosuñu leen ñoo boole ci Sénégal te fii lañ jóge taal suñu oto dem ba Kédougou. mais métier tailleur tax mu ngi dox ndax am na ci ñu bëri ñu gis ne dañoo jaay seen i machine tëj seen i atelier. bien sûr que mi ngi dox mais àdduna moom kenn ku ci nekk looy yëngutu lu nekk bu ci sa wërsëg jeexee rek jeex na ci jaay ay machine am nekk ci leneen am na ku jëndi machine tàmbali di doxal àdduna la yàlla bindee noonu kenn ku ci nekk ci activité boo yëngutu rek bu ci sa wërsëg ça ne veut pas dire que dafa doxul mi ngi dox mais daf ci am ñoo xamante ne xañ na seen wërsëg moo ci toll noonu. waaw mais ci jamono yi ak tolluwaay yi ñi yor petite et moyenne entreprise yi ak secteur artisanal bi dañuy jàmbat ndax nee nañu daal mbir yi doxatul te it xaalis bi na mu daan circuler dafa des. waaw loolu moom dëgg la par rapport ak année yi ñu passé gënoon na dox mais nag àdduna aussi moo mel noonu mën naa ne loolu du Sénégal kese. crise bi moom c'est presque mondial du Sénégal kese donc bu ñu demee ba ay jamono mu am nu mu ralentir kenn ku ci nekk yaay fexey mën a gérer benn intérim boobu parce que li wolof naan diggante solo sumeeku faaw yaramu leen am si diggante bi donc kenn ku nekk yaay xool nan ngay gérer sa petite sa entreprise ba en espace de temps boobu nga mën ci génn parce que itam naxari bu nekk neex moo ci topp metti na gënoon na neex mais nañ gëm ne nag naxari bi beneen neex mën na ci topp. ci diir bu gàtt mais tam mën nañ ko wekk ci ne li ngeen di liggéey yëpp ci biti lay jógee di ñëw fii amul lenn lu ci bëri loo xamante ne fii lañ koy liggéeyee. waaw loolu aussi. est-ce que loolu baax na ci secteur pour vitalité c'est une triste réalité. loolu aussi fi mu ne ñun gëm nañ ne tey tailleur yi buñ booloowee war nañu mën a am société yoo xamante ni ñoom ñoo koy bokk. xool tey par exemple usines yi fi nekkoon doon produire ay tissus nan la ñuy collaborer ak état bi ba usines yooyu ñu taxawalaat ko man dal na ma mus na dem Côte d'Ivoire keroog directeur commerciaux yi daje na ma ak ñoom waxtaan ak ñoom pour ñu implanter lu mel noonu au niveau du Sénégal mais loolu idée wu jeune bu am yéene la mais état moo mën a concrétiser loolu tey am na ci matière première bi ñuy liggéeyee lépp dañ koy importer mais buñ fexewoon ba mu doon benn chaîne de valeur boo xamante nii li ko tàmbalee ci coton bi ba fi ñu koy ràbbee ba fi ñu koy defaree mu nekk tissu wëñ yi ñuy utiliser même ba ci machines yi ñuy ñawee bu ñu mënul am sax machines yi exactement ñu di ko defar mais ñuy def montage bi fii parce que gis nañ seen Iran auto di monter fii ay auto gis nañ fii yu bëree yoo xamante ni léegi ñu ngi koy monter fii donc muy mouvement bi muy homme de bonne volonté yi nga xamante ni ñu ngi siy xalaat jàpp nañ ne war nañoo mën a am ay société de cautionnement yoo xamante nii pour chaîne de valeur bu valoriser secteur bi mooy tax société yooyu taxaw. mais nag am na ay structure état bi yu fi nekk yoo xam ne dañu war a financer si nit ñi bëgguma ci tudd tur waaye bëri na ci ñoo xamante ne waroo seen taxawaay bokkoon na ci. ñu bunge leen ci li nga wax nii comme ay projet yooyu fi mu nii ñun jàpp nañ ne sur les 45 départements ci suñuy projet ñun bokk na ci département bu nekk. bëgg nañ fa taxawal ay école de formation bëgg nañ fa taxawal aussi ay projet yoo xamante nii li ma la wax léegi ñoo bokk jàngoro mën nañoo def benn projet boo xamante ni tey yëpp non comprendre naa li nga wax agence yooyu foofu laa jëm si fi mu ne nii tey xam nga ñun mën nañoo def projet boo xamante nii montant bi mën na bañ a toll nombre de tailleurs yi nekk Dakar ak yi nekk ci yeneen régions yi duñu benn mais projet yooyu souvent boo ko tegee ba dugal ko procédure bañ lay jaarloo nañ lay tourner loo mooy egg foo xamante nii tailleur bi ci boppam day tay
parce que itam am na loo xamante ne bu fekkee dañ la ko fi tegal nga indi tous les documents nécessaires te mën koo indi ak mbooloo parce que association yi mën nañ association bu nekk am benn projet mais bu fekkee ne day doon procédure boo xamante ni day yàggaay boo xamante ni ak caution boo xamante ni dañ la ko ciy demandé ci loo xamante ni procédure la bu metti tailleur yi bu boobaa du leen ko jaral. donc li may wax foofu rek mooy nañu gën a yombal procédure yi li ñuy lebal tailleur yi ñu xam ne tailleur yi aussi bu seen liggéey doxee dina am lu bëree lu mu contribuer ci réew mi fonds yooyu état teg nañ gën a woyofal conditions yi ñu si jotee mais buñ ko dëgëralee ba mu àgg à ce point am na ci ñoo xamante ni dañ leen koy bàyyee continuer seen liggéey te loolu taxul ki fi teg fonds yi teg ko fa taxul itam tailleur bi ci boppam njariñam mu mën a gis boppam ci doxalin réew mi mais yooyu yëpp nag bu fekkente ni booloo bi am na ñun mën nañoo porter flambeau boobu taxaw ak autorités yi ne leen lii lañ bëgg lii ak lii lañ bëgg te bu boobaa man am naa yaakaar ni dinañ ko def. yaa ngi doon wax sànq ni dem nga Côte d'Ivoire gis usine Vax. ñoom am nañ fu la fayda gu toll ni Vax moom ñoo ko moom. seen marque de fabrique la. boo demee Mali cuub. ñoo ko moom mais Sénégal lan lañ moom ndax li ñuy sol li ma sol nii li nga sol yëpp ca biti la. yéen suñuy tailleur ci wàllu consommer local bi. du ngeen fexe ba di fi créer ci façon mode bi loo xamante ne fii lañ koy liggéeyee. non lii problème bi mooy matière première bi. mais façon mode bi moom ñun liñ ciy créer àgg nañ ci foo xamante ni sax un président de la république jël na mbubu muy sénégalais ñëw bañ tudde ko boppam muy Olusegun Obasanjo. donc création foofu la mën a yem. tey boo demoon Mali te yëfa gën a pertinent ay sénégalais lañ. nga dem Gambie gi la même chose donc matière première bi ñun mooy suñ problème. à qui la faute. à qui la faute à l'état parce que ñun mënuñoo créer matière première boobu am nañ technicité wu nag loo ñu indil ci tissu bu mën di doon xarañ nañ ba mën cee liggéey. tey yaakaar naa ni robe de mariage kenn lu weetu ko léegi tey ñu ci bëree buñ ko soxlaa dañuy dem ci tailleur commandé ko mu ñëwal leen ko niñ ko bëggee donc am nañ technicité wu. liggéey lu ñu bëgg a liggéey mais matière première bi nag li koy indi ci dëkk bi ñun mënuñu def loolu état moo mën loolu te bu ko état defee teg ko ci conditions yi mu ko war a tege ñun dinañ jël matière boobu exploité ko. Côte d'Ivoire gi ma lay wax ni man rencontré naa président association tailleur Côte d'Ivoire yi ñoom seen vax boobu buy génn rek dañ leen di convoqué ñoom tailleur yi ñu dem ci usine bi ñoom ñooy wax dessin bi na mel nii couleur bi na mel nii parce que buñ koy ñaw nii lañ koy bëgg a ñawee. buñ ko produire ba pare jox leen ko ñoom ñu ñaw ko def ko ci seen ay journal clients yi jënd ko. bu année bi jeexee ñu woo leen ñoom tailleur yi. noonu la ñuy liggéey loolu nag état moo ko mën mais ñun mënuñu loolu. idée bi nag mën na fi nekk mën nañu booloo ba mu wóor ñu ne tey usines yi fi nekkoon mën nañ ko dekkal ñu jàppaat ci gën a jëmale li ñuy def kanam mais mënuñu sos loolu. waaw. maa ngi lay sant di la gërëm Moussa Mbow may fàttali ne yow yaa moom magazine bi di Diaspora waaye itam jiite mouvement des tailleurs du Sénégal doonoon suñu gan ci sorti nag moom comme ci ngeen bokk. moo tax it tey ñu dalal leen ci. day Fatou man tam dama lay remercier ci invitation bi di sant ak gërëm mbokki auditeurs yi ñuy seetaan yépp di remercier aussi suñu mbokku tailleur yi nga xamante ne ni ñu ngi un peu partout dans les régions di seetaan émission bi di leen wax nag ne lu ci jub. kàttanu suñ borom daal lu ci dëng peut-être man mu xeebu mii la mais bëgg wuñ ko woon noonu de toute façon daal ñu ngi leen di wax ne leen mouvement des tailleurs du Sénégal comme ni ko Al Amin waxe woon ci laa bokk yéen ñëpp ci ngeen bokk. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. di gërëm suñu auditeur ak téléspectateur yi doon teewlu seen émission sortie di jaajëfal nag sama càmbañ bu baax Papis Mbaye mëtee lépp aajo lépp ci wàllu réalisation technique bi ci sortie di gërëm bu baax Demba Thiam dem Podor ci wàllu montage bi Oustaz Assane Diouf ci coordination bi Pape Maguette Gueye waaye duñu fàtte suñu naataango Fatimata Sey Fatima ci lu jëm ci wàllu maquillage bi ak esthétique bi Ndumbe madame Touré borom salon de coiffure Fatou Thiaw laay nekk ca Maris ñu ngi koy gërëm bu baax mais yéen tailleur yi invité nañ leen le 18 ñun dañoo am bés. dinañ ñëw wal fajiri ak suñu cérémonie de dédicace bi. dinañ ñëw jeex na waa MTS yëpp
jeex na kon nag ñu ngi leen di xaar bu baax le 18 mai ca King Fahd Palace nag ci la ñuy def suñu cérémonie dédicace su œuvre yi nga xam ne suñu patron Sidy Lamine Niass moo ko tëggaat jëlee ko nag ci ay xaatimu Maam Khalifa Niass ñu leen ci woo di woo képp kuy sénégalais ak képp ku diiney l'islam ak tolluwaay réew mi ñor mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah